juróom-ñaari fan ci Sénégal juróom-ñaari fan ci Afrique ak it li des ci àdduna si li gën a fës ci ayubés gi. Élise Emmanuel Senghor. mbokk yi jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci Rétro 7. li ci gën a fës bokk na ci ndaje dox diggante gouvernement bi ak taskatu xibaar yi mu nekk lu ñu tàmm di amal li ñu waxtaane alxames bi ñu génn bokk na ci lépp lu ñeel actualité. naka la taskatu xibaar yi mën a defee seen liggéey ci jàmm ànd itam ak kaaraange li ni mel ñii di juge yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàll wi waxtaane nañ ko. ñu gis ni lu ci bari ci réew yi journalistes yi dañ leen di bunduxatal di leen xoqatal dañ leen di sax jàpp di leen tëj ci kaso yi te dara waralu ko lu métier mi nga xam ne lu am solo ci réew yi moom la ñuy def. leneen mooy journalisme ak it politique ndax mënees naa ànd correct daal di indi tontu jàpp ne ñaari mbir yooyee mënuñoo bokk yoon. Rudy Gomis daal di génn àdduna ci semaine bi nekkoon na ku mag ci wàllu musique rawatina salsa bu Sénégal ñu mën a taataan kon lii di ay seede Alioune Diop nekk journaliste ci wàllu culture fii ci rajo Sénégal. Rudy Gomis nekk ko xam ne woy na fi ay woy yu marqué ñu bari Tante Marie ak yeneen participer ci nu ñuy façonner répertoire Baobab mu nekk répertoire boo xam ne dafa accessible woon même waa bitim réew. dañ ko doon déglu di ko fecc aisément. rajo Sénégal. jërë ngeen jëf ci seen ànd ak rajo Sénégal ñu door ak jànnoo gouvernement bi ak way taskatu xibaar yi li ñu waxtaanee bokk na ci TER bi di train bu yees bi ci suñu réew waaye tam pétrole mbirum Astu Soxna ca Louga loolu nag gannaaw ay laaju journaliste yi ak tontu ñi nga xam ne ñoo fare ci gouvernement bi ñi xamle sax gannaaw ba mu defee téeméeri fan train bi daal dinay liggéey lu toll ci 7 milliards ci suñuy koppar. leneen ñeel pétrole jawriñ gi ko yor xam la ne lu tollu ci 2 fukki fan réew mi dina am lépp li nga xam ne mooy carburant. Rétro 7. ñu wax léegi nag si ndaje juge yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu média ñoom nag daan nañoo gisee ngir sottante xalaat ci lu jëm ci liberté d'expression maanaam journalistes yi naka la ñu mënee def seen liggéey ni mu waree waaye tamit amit kaaraanga te duñu am benn jafe-jafe loolee nag ngir gën a dëgëral démocratie ci suñu réew Aji Fatou Bari teewe woon na boobu leen ndaje. liberté d'expression doon na loo xamante ne kenn waru ko natable bu ñu bëggee démocratie bu dëgër te wóor. naka lañ mën a def day fexe journalistes yi nga xam ni seen métier lu am solo la ci mbirum démocratie te ñu gis ni lu ci bari ci réew yi journalistes yi non seulement dañ leen di bunduxatal di leen xoqatal mais dañ leen di sax jàpp di leen tëj ci kaso yi te dara waralu ko lu métier mi nga xam ne lu am solo ci réew yi moom la ñuy def ñu leen lu ma loolu. lii mooy gëm-gëmu premier président bu cour suprême di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly mi jàpp ne taskatu xibaar yi dañu war di leen sàmm ngir ñuy mën a def seen liggéey ni mu waree. wax lu la neex ci anam ya nga ko bëggee kenn terewu ko bu fekkee ni wax ja ngay wax du lor kenn mais waxuñu kenn ne waxal la neex saa yu la neexee fu mu la neexee te di lor nit ñi loolu moom yoon daf ko tere. ci diiru 3 fan ay juge yu nekk fii ci Ndakaaru di daje ngir waxtaanee ni ñuy fexe ba liberté d'expression kenn du ko caaxaanee ci réew mi waaye itam sàmm ñëpp ñoo xamante ne ay taskatu xibaar lañ yile travaux nag ñu koy amal ci ñàppandalu UNESCO. Sénégal di réew bu njëkk ci fii ci Afrique de l'Ouest fi nga xamante ne la ñuy amalee yile waxtaan lépp rek jëm ci li ñuy woowee jurisprudence ci àdduna bi yépp rawatina ci Afrique. ndax journaliste mën naa def politique loolee nag CORED daal di koy samp indi ci ay leeral CORED nekk ab kuréel gi nga xam ne mooy saytu naka la ñuy defee métier journalisme ci ni mu waree ci média yi ñoom nag xamle nañ ne li ñu mel nag mënuta ànd ñu ànd ci ak Mansour Ba. taskatu xibaar bi ndax dafa war a sóobu ci wàllu politique. man Latif Coulibaly day manuma moo tax ba ma nekkee journaliste dama ne banaa journaliste ñaari tànk lañ la jox nga dox ci benn bi mooy li ñuy wax déontologie journaliste booy liggéey da ngay taxawee
ni Ndeye ji Cheikh di taxawee da ngay jaaxaan Cheikh bu nekk tëdd sa ko est-ce que man bu ma nekkee journaliste bokk tey parti politique bu ñëw APR ndax danaa mën dem ci tribune boo xam ne waa APR nga fa nekk di xeexoo ndax bu mu ñibbisee di bind danaa wax na nga xam ne noonu la mbir mi demee ma ne man loolu mënuma ko. ci élection locale yi ñu génn ay taskatu xibaar tabb nañu leen ñu doon ay maire ci ay dëkk am yeneen taskatu xibaar yi nga xamante ne namm nañu bokk ci élection législative yi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Thior mi jiite CORED ñaar yooyu àndul. mënta nekk parce que suñu métier moo laaj ñu nekk ay nit ñoo xam ne kenn du ñu jàmm naani te yow boo bokkee ci wàllu langue politique vraiment da nga far te péete boobu ala kuleyaalin dafay xaw a nasaxal sa liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def. taskatu xibaar yi sóobu ci langue politique gi tey wéy di doxal seen méccam tasum xibaar CORED am na taxawaay bu mu namm jëmale ko si ñoom. képp koo xam ne day yëngu ci wàllu politique ñu ràññee ko bu baax a baax bu mu ñëw ci CORED naan jox leen ma quitus même bu ñëwee ñun duñ ko jox quitus te buñ ko joxee quitus carte nationale de presse du ko am. beneenub ndaje ñu duppee ko cas d'école ngir saytu mbirum tasum xibaar ci réew mi ak lu ko jëmale kanam ñu namm ko amal ci weeru juin. mbirum Astou Sokhna juróom-benn sage-femme yaa ngi ca joxañ baaraamu tuuma niki mercredi demoon nañu ca tribunal ba boobule procès nag dañ kaa mujj dàkk ba juróomi fan ci weeru mai ñu daal di déglu nag avocat yi door ko ak partie civile bi maître Ousseynou Gaye lañ ci àndal. dañoo yaakaar ne avocat bu nga xam ne bii dañ la war a jël nga défendre nit war ngaa jot dossier bi saytu ko ndax da nga war a nekk même niveau que tribunal ni ko juge bi xoolee procureur bi xoolee ko avocat bi daf ko war a xoolee donc tribunal nangul nañu loolu juge bi laaj na procureur nee na ko est-ce que jox nga dossier bi avocat yëpp procureur mënul répondre parce que xam na ne joxu ko avocat yëpp te man sam bopp interpellé naa ko ne ko monsieur le procureur xool ma les yeux dans les yeux nga wax effectivement ndax jox nga ma dossier bi tontuwul parce que joxuma dossier bi beneen raison bi nga xam ne bi moom moo taxoon ñuy demander renvoi mooy que dañoo bëgg état du Sénégal ñu woo ko ci dossier bi parce que lu jiig njaaga te mooy njaag parce que ñii nag ay fonctionnaires lañu donc état bi moom mooy répondre de ça il faut donc ñu installer état bi ci biir procès bi. gannaaw partie civile bi ak maître Ousseynou Gueye di kenn ci avocat ya ñu daal di déglu ña nga xam ne ñoo fare ca défense ba ñoom sax dañoo doon ñaan ab liberté provisoire ngir seeni cliente ñu daal di déglu maître Joseph Etienne Dione. ñi nga xam ne dañoo porter plainte ñoom dañoo ne dañoo bëgg ñu dàq mbir mi parce que ñoom nee nañu dossier médical bi nekkul ci biir dossier bi te alors que lu wóor ba wóor moom mooy ne dossier médical baa ngi ci ñun ñëpp tey la ñu ñëw gis dossier bi ñoom ci loolu la ñu taxaw ne dañoo bëgg ñu dàq mbir mi ci argument yi ñu soulevé tribunal lenn rek la retenir yoon la pour koo xam ne mu ngi doog a ñëw ci procès pour mu bañ a wax ne dañ ko pamti donc loolu moo tax tribunal bi d'accord ñu renvoyé ko mais yeneen argument yi ñu wax yëpp tribunal bi da ko rejeté lañ ko renvoyé en audience spéciale léegi li droit di wax la liberté mooy la règle te nit ki kooku dafa war a nekk exception mais ñu ñaan liberté provisoire bi ñu ñaanee liberté provisoire procureur moom du moom mooy maye liberté provisoire ki koy maye mooy juge bi mais daf ci am xalaat bu muy joxe mais malgré tout opposé na woon na ci ne dafay am risque de trouble à l'ordre public ñu ne ko am na ñaar ñoo xam ne bàyyi nañ leen te pourtant ñëw nañu amul risque de trouble à l'ordre public fi ñu dëkk xam nañ leen elles sont dignes de confiance su daal toujours est-il que bañ na mais su procureur bañee juge bi jéggi loolu may liberté provisoire procureur su defee appel rek kon datu 5 suñu ñëwoon fii du am audience loolu moom moo tax ñu ne dañuy renoncer maanaam dañuy bàyyi suñu demande de mise en liberté provisoire bi pour bañ a exposer suñu client pour bañ de sorte que le 5 suñu ñëwee audience bi du mën a am. ca baax ñi nag xol yaa ngay tooy ba léegi gannaaw bañ fa faate ab xale bu jigéen bu tollu ci juróom-ñaari at ca quartier boobee di Kip Barrage ndaw ya daal di jóg nag amal ab doxu ñaxtu ñu déglu reportage yu Fatou Mbacke Diouf Kanouté. ay ndaw yu bëri wàccet foofu lépp ca baax ñi ngir ñaawlu li nga xamante ne moom la ñu def xale boobule di Anta Ndiaye. li ni mel bëgguñu mu amati Maguette Soani Sarr atam toll ci fukk ak juróom ñaar moom nag élève la foofu lépp ci classe bu 3e C ci lycée bu baax ñi moom sax nag ab tiitaange la am ci nekkinam ci biir société bi. man li ma gën a métti mooy dañ koy rey ba pare ñu tëj ki ko rey pendant 3 mois rek ñu génne ko ci zéro nii après mu ne bañ moo amul sécurité amul ay lampe à partir de 22h sax doo bëgg a génn lii dafa war a jeex ñun dañu sonn ci injustice bi. benn poste de police moo am foofu lépp ca baax ñi ñu ne
ne Bargny mérité na lu raw loolu Ousseynou Ndiaye mooy porte-parole manifestant yi. ab gune ga ndaw ga am 7 ans nga xamante ne xamagul sa avenir am lan la war a doon ñu jël ko ray ka de sang-froid après toog croiser le bras dañoo taxaw temm raj nekk jox justice bi mu mérite waxuñu ñu jël gune gi kii ka rey tëj ko 3 mois après génnewaat ko si mbedd day parce que dañ kaa gis ci Sénégal beneen bi mooy manque de sécurité bi am fii ndax war a arrêté sécurité amatul si biiram réew amatul sécurité parce que dañoo seetaan amatul sécurité parce que dax la dem fa mel ni Bargny plus de 60 000 personnes di fa eewoo bu teg fa benn poste de police jële fa benn poste de police boobu xam naa ñaari personnes ñaa si xëy par jour ñeene la 15 à 20 personnes wala 15 à 20 personnes lan lay mën si 60 000 personnes donc ñun li ñoo réclamé moo la beneen poste de police fii si Bargny wala ñu installé ñu fi ab gendarmerie. suñu sukkandikoo ci xale yooyu le Anta Ndiaye nekkul rek victime ki nga xamante ne moom moo ko fàtt moom nag dafa bokk ci victime société sénégalaise bi di société bi nga xamante ne dafa mel ni rek yërmande dafa amatul. Rufisque Fatou Mbacké Diouf Kanouté ngir rajo Sénégal. ni ñu leen ko waxee ci xët yi ab kàngam ci salsa bu Sénégal di Rudy Gomis moo daal di génn àdduna guddib mardi jëm mercredi foofee ca Ziguinchor. feebar bu yàgg nag tëraloon ko moom niñ ko xamee mu ràññeeku lool ci wàllu musique nekkoon lead vocal orchestra Baobab Rudy Gomis nag ba muy faatu tolloon na ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu déglu ay CD yu ci Alioune Diop def nekk journaliste culturel fii ci rajo Sénégal. Rudy Gomis nekkoon na njiit ci biir Baobab parce que depuis le début mu ngi fi mu nekk ko xam ne woy na fi ay woy yu marqué ñu bari mun nañ jël rek gattax mun nañ jël Tante Marie ak yeneen mu joué woon rôle am ci biir Baobab participer ci nu ñuy façonner répertoire Baobab mu nekk répertoire boo xam ne dafa accessible woon même waa bitim réew dañ ko doon déglu di ko fecc aisément donc Médoune Rudy Gomis encore une fois marqué na l'histoire u musique sénégalaise ak li mu fi jot a def ci biir Baobab ak ñeneen ñoo xam ne liggéey na ak ñoom itam ci biir Baobab dafa feebaroon c'est vrai feebloon mais n'empêche bi mu toogee ay at yëngatuwul yàlla may ko tan mu yéegaat sur scène ba lii am ni mu faatoo foofu ca Casamance te gëm naa ne xale yi nga xam ne ñu ngi foofu Baobab ak mag yi fi des duñu lâché Baobab dina continuer di exister. jërëjëf Alioune Diop ñu koy ñaanal moom Rudy Gomis suuf oyof ci kawam bile podcast nag mën ngeen ko fekk ci suñuy plateforme digitale moo xam Facebook YouTube ak Twitter ñi jàpp ci liggéey bi Arona Diouf ak it Ousmane Mbeng coordination bi Ibrahima Sadi ak Demba Malick Mbodj ci wàllum xarale yi Mamadou Diagne ak équipe am yépp mbokk yi kon jërë ngeen jëf ci teewlu bi ba beneen yoon incha allah. li gën a fes ci juróom-ñaari fan yi ci wàllu xibaar ci ayubés gi ak rajo Sénégal.